mbokk yi ak xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte lool janowaat ak yéen di ñëwaat si lavalleyeinfo.com si li nga xamante ni moom la ñu tuddee l'invité de la semaine. Invité de la semaine nag gisu leen ko fan yi yëpp ñu amoon rek quelques réglages yu ñu doon def tey ji nag ñu am mbégte lool ki nga xamante ni moo di Ali Saleh Diop nekk ministre bi yor wàllu càmm gi ak lépp li ci ànd. Ali Saleh Diop ñoo ngi lay nuyu. Addiye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam may am mbégte bu baax a baax nag di tasanteeg yow ci ëtt bi tey bu La Vallée Info di ci profito donc di nuyu internautes yi nga xam ne ñoo leen di topp di rafetlu seen liggéey parce que yàgg naa di xool li nga xam ne yéen a ngi koy liggéey waaye nag bettuma ndax ku xam jëmm ji toog man de yàlla def na ma xam ko lu mu gàtt gàtt mat na fukki at ak juróom ñu am lu daan seq tey la yàlla dogal lii donc ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm bu baax ci daje bi. Monsieur le ministre ginnaaw nuyoo bi ñu tàmbali dugg si liggéey bi bu baax tabaski yegsi na fan ngeen jëm ak ñun. jàmm ak salaam di xamal ne tabaski sunna la dafa am charge religieuse bu ci nekk benn fan la tamit waaye li muy nekk benn fan dañ koy waajal gi ñu koy waajal nag du moom dong la ñuy waajal ci liggéeyu ministère de l'élevage et des productions animales maanaam dafa ëmb dugg ci biir ay programme yoo xam ne dañ koy doxal ci biir ministère de l'élevage xam nga nag ku ne tabaski na xar waaye du xëy rek ñëw. mais dina ñëw. dana ñëw da nga koy waajal pour mu ñëw maanaam da nga koy yar boo ne da nga koy yar da ngay fexe ba mu dund lekk naan am koo xam ne daf koy dem jëndi fa mu nekk mu indi ko waaye fañ koy yare nag foofu la liggéeyu ministère de l'élevage et des productions animales door ndax dañuy fexe ba foofu am ay forages yoo xam ne jur gi fa la ñuy naan fexe ba mu am ñax ñu leen fay fekk di leen ping maanaam di leen ñàkk pour que xar mooma mën a juddu ci ni mu war a juddoo lekk la mu war a lekk aaru ci feebar yi ci ni mu war a aaroo pour bés bi tudd tabaski bu jotee am koo xam ne tamit dañ koy teg loxo muy opérateur yombalal ko crédit mu dem jëli xar moom pour ko indi ko fii ci walla en tout cas mboolem foo xam ne dañ ko fay soxla. Monsieur le ministre ndax xayma ngeen soxla askan wi ci wàllu xar ci tabaski bii. waaw tabaski bu jot li ñuy rendi ci xar ci Sénégal dana toll ci 1,3 million xar loola mën nañ ko xaaj nag ci ñaari xaaj bi nga xam ne li juddoo fii moo koy matale maanaam li ñuy wax production nationale toll nañu ci 1,50 million am également daanaka 260 000 yoo xam ne dafay koy jëggaani muy benn proportion 80% 20% li mu tekki mooy fukki xar yu ñu rey ci biir Sénégal juróom-ñetti xaru Sénégal la ñaar ñooy jóge bitim réew ci 80% yooyu tamit muy tolloog 1,50 million dafay di am loo xam ne nit ñoo koy yar di ko tabaski seen bopp loolu toll na ci 500 000 waaye am na loo xam ne dañ koy yar nag indi ko ci marché bi pour jaay ko mënul toll ci 550 000 donc loolu mooy chiffre repère yi nga xam ne mooy tabaski boo seetloo donc li nga xam ne mooy nekk ci marché bi mooy lii Sénégalais yi di yar di ko indi muy 550 ak liy jógee ci bitim réew di ñëw fii dana toll ci à peu près 810 000 yooyu nag ñun dañ koy xayma dañoo mettre en place benn dispositif boo xam ne li ko composé 209 marchés la muy ay marché hebdomadaire di ay marché permanent mais également point de vente yi nekk ci Ndakaaru sunu dispositif boobu ñu lal nag dañ ko lal
li jiitu tabaski bi 45 jours maanaam depuis le 5 juin di ko topp bés bu jot ñu remonter les chiffres loolu moo ñuy may ñu def suivi bi di seet niveau d'approvisionnement ci Sénégal. waaye lu tax jéggaani bi ndax Sénégal ak Mali ak Mauritanie boo xoolee même climat la même dëkk la lu tax ñuy jéggaani xar alors que ñun Sénégal duñ fi jóge di jaay ay Mali wala Mauritanie xar. non Sénégal ak pays yooyu sax dafa wuute ci lu bari bu ma jëlee li ëpp fi ñuy jëlee ci bitim réew muy Mali ñoom seen suuf toll na ci un million de mètres carrés ci 1 million de mètres carrés bi espace Sénégal ñu ngi ci 210 000 mètres carrés espace pastoral bu Mali mat na juróom-ñaari yoon bu Sénégal maanaam fi ñuy sàmmee ci Mali moo ëpp juróom-ñaari yoon fi ñuy sàmmee ci Sénégal mais leneen li nga xam ne moo am te Sénégalais yi war koo xam mooy ñun ni ñuy dunde ni ñuy jëfandikoo wàllu ndawal dafa wuute ak réew yooyu ni ñuy jëfandikoo fii ci Sénégal dafa am ay màggal am na ay gàmmu am na tam xarit gis nga sax léegi ngénte du laaj rek xarum tudd li ci ëpp léegi dañuy rey xarum tudd bu ñuy tudd liir bi waaye tamit bu demee ba ngoon gi dañuy def am na róoñ lu ko jigéen ñi tuddee dañuy rey donc fête yi nga xam ne dañ koy feet samedi dimanche yépp occasion loo xam ne dañ koy rey loolu lépp nag amul ci réew yooya. ak tabaski aussi ngay gis ay benn kër 7 xar 10 xar. yooyu yépp amul ci réew yooyu li ma bëgg a wax foofu mooy bu ñu tolloo woon sax li ñuy produire dana am jamono joo xam ne bu tudd tabaski ñun àlla kulli xaal ñun ñooy gën a néewle dafa mel ne nag ñaari kaas ndox kaas bi tudd Sénégal yow addiye yow lañ ko teg sa loxo da ngay màggal di def donc da ngay consommer éleveurs yi di indi ngay consommer éleveurs yi di indi ngay consommer fële nag consommation bi tolluwut noonu maanaam kaas bi tudd Mali wala feneen day gaaw a rembat ñu taaj ko nag di xaar tabaski bu tabaski jotee ñun fukki yi ñu soxla juróom-ñett yi la ñu am bu ko defee nag ñu ubbi suñuy bunt wuti ñaari bitim réew lii mooy li nga xam ne moo am. Monsieur le ministre, Dakar mu bokk ci région yi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp soxla ci xar ndax mën ngeen assurer que ni xar du manqué fii ci Ndakaaru. waaw mooy li ma waxoon parce que fii 33 points de vente je pense moo am fii provisoirement. waaw pour les besoins li ñu soxla ci xar dana toll effectivement ci li war a ñëw ci marché bi dana toll ci 260 000 fii mu nekk fi may waxanteeg yow dispositif boobu ñu nga xam ne moom la ñuy suivre ñu ngi ci à 70% à jour J moins 14 te ñu ngi ci période boo xam ne tey fii ma nekk nii alors nit ñi jur gi day gën a yokk xam nga. Commercialisation tabaski ab processus la gis nga opérateurs yi ngeen gis de dañuy jënd seeni xar téye ko fu mel ne Missira wala fu tudd Daara Jolof wala Mbirkilaan wala feneen ci bërëbu càmm yi ku ci jënd ci misaal boo jëndee ñaar téeméer xar da ngay fab téeméer yóbbu Ndakaaru wala feneen di xaar mu jar donc indi ko ci question bi nga ma posé indi ko Ndakaaru di xaar mu jar doo indandoo lépp parce que yor jur gi ci Ndakaaru ci li muy laaj ci ak dund moo gën a métti boo ko yoree fële ci àll ba donc li ngay indi bu jaree rek système d'information bi nekk ci ñoom te muy un système d'information informel mooy tax suba gis kooku sarsewaat camion indi loolu mooy tax boule bi di tourner ñuy approvisionner au jour le jour point de vente yi nekk Dakar looy tax ci njëlbeen da ngay def ne xar amut donte ne actuellement marché yi boo demee Kër Massar tey ba nga fees dell marché yi nga xam ne traditionnels yi am nañ ko fii foire bi ak yooyu installation yi commencé na ba xar yaa ngi fay commencé dugg mais plus nit ñi di teel a jënd stock bi nekk dans l'arrière pays ay daara ay mbir di ñëw noonu la mais kenn du indi sa xar yëpp indi ko fii
parce que li nga koy dundee moom mooy xaw di jafe. wër naa si yenn point de vente yi ma nemmeeku ci nit yaa ngi commencé di bëri jaaykat yi di commencé di bëri bu ñu waxee fu askan wi bëri war nañu xalaat lii di kaaraange am na fenn foo xam ne lu mel ni daral bi foire des petits ruminants dem nañ fa mais kaaraange bi manqué na fa te foofu nee nañu si bés bi dinañ toll si 3000 acteurs te dinañ jot lu jege 8000 visiteurs par jour te ba léegi kaaraange bi ñëwagul. non kaaraange bi moom ñëw na li ñuy wax kay comme ni nga la waxee est-ce que mat na wala matul xam nga dama la wax sànq ne tabaski dañ koy waajal ñetti nit nag ñoo seq tabaski gouvernement opérateur consommateur. gouvernement ca njëlbeen day fexe xar yi di am fu ñu lekkee fu ñu naanee ñu leen di ñàkk pour que mortalité bi wàññeeku kii yar maanaam am lu bari loo xam ne dana mat bu ñu demee ba tabaski jege président de la république dafay jël bataaxal comme ni mu ko defee ren daal di teggi mbooleem li nga xam ne ay juuti la lettre boobu mooy tax communes yi duñ jël benn taxe ñu dajale ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu transport ñun ministère waxtaan ak ñoom ci njëkk pour ñu wàññi les prix du transport loolu def nañ ko ñu def ay badge yoo xam ne dañ ko jox transporteur yooyu ñu taf ko seen camions yi pour wane ne lii kat xar tabaski la yem bu ko defee contrôle routier bi gendarme wala alkaati bu ko gis dana xaw a yombal ci frontières yi dispositif bu mel noonu moom lañ fa def ba nga xam ne contrôle bi également danañ ko assouplir alors lettre boobu président de la république def ci ne nañ assouplir te yokk sécurité ci point de vente yi moo tax loolu ñun bi ñu ko jotee ñu nag suñu nattaangoo bi yore forces armées ak police ñu daje daal di fexe ba ñu ne leen barab yii le gouverneur jàpp ci région de Ndakaaru que ne xar yi dana leen fa parqué ñun yóbbu fa lumière yóbbu fa nit bu soxlaa boppam fa muy dem yóbbu fa point de vente aliments subventionnés yóbbu fa ndox waa gendarmerie ak police indi fa kaaraange lii mooy dispositif d'appui et de surveillance bi nga xam ne nekk na ci 33 points de vente officiels yi nga xam ne gouverneur bu Dakar xaatim na ko. mais am na ay points de vente yi ma def yi nga xamante ni am nañu problème mu ndox dañuy jënd ay barigo ndox am na ay points de vente yi nga xam ne tamit def naa ko gis naa fa kaaraange gi mais am na yu amul kaaraange lu mel ni fora bii mooy lay xool nii bu Pikine bi amul sécurité de ñëwaguñu de man dem naa fa démb mais gisuguma leen mais bu stade de l'Amitié stade Léopold Sédar Senghor gis naa fa kaaraange gi. parce que rapport bi ma jot bu jógee ci inspecteur démb ak bërki démb ñu nga fa woon rapport wu démb nag comme ni nga waxee tey laa koy jot xamaguma li xew mais gis naa notification yi nga xam ne ñi yore kaaraange effectivement déplacé nañ seen nit ñu nekk foofu alors mais rapport yi ma jot ba bu démb xam nga bu bërki démb laa jot tey bu démb bi bu démb tey laa koy jotaguma ko parce que dañuy agrégé données yi yëpp nag chaque soir danaa am benn situation boo xam ne dana ma ci réew mi yëpp Ndakaaru ak ci marché yi nga xam ne muy 209 points de vente yooyu ma la doon wax léegi. may fàttali rek sunu gan bi tey ji moo di Ali Saleh Diop di ministre bi yor wàllu càmm gi Ali Saleh beneen question tamit bi mu la bëgg a laajte moo di motukaay yooyu yëpp jël ngeen ko waaye gis nañ ni mbas mi ñëwaat na tamit kaa yaa ngi commencé bëri te ñëpp xam nañ ni njaayum xar day woote nit yu bëri ndax jël ngeen si motukaay. loolu effectivement ci lettre boobu ma doon wax ni léegi ab ministère de la santé am na ci wàll ba tey ci tey boo demee par exemple fii am na marché yoo xam ne boo fa demee da nga gis ñu distribuer ay masques ak gel waaye nag loolu boo gisee ministère de la santé di ko def pour fàttali nit ñi ne mbas maa ngi fi waaye kenn ku ci nekk am na kaaraange goo xam ne fokk nga def sa loxo xam nga bu ministère de la santé indee lu mel noonu normalement du loo xam ne tous les jours mu di ko indi
la fa nekk bu jeexee yow ci sa bopp nga nekk acteur parce que yaa nga war a sàmm sa bopp sàmm sa njaboot bés boo ñibbee donc loolu war naa jar également lu mu tuuti nga def sa loxo sa poche pour mën a jënd masque yi wala gel bi pour mën a aar sa bopp mais ministère de la santé jël na matukaay man dem naa par exemple bu guddee nii su ma wàccee léeg-léeg danaa dem 23 heures ci guddi ma taal sama oto man rek dawal dem ci ay marché di xool la fa xew mais am na ay marché yoo xam ne fekk naa fa dispositif boobu chaque nuit noonu laay def su ma fekkee Ndakaaru. Monsieur le ministre am na ñoo xamante ni si clients yi jooytu nañ nee nañ xar yi commencé ñëw cher na de ndax amu leen ci benn dogal bu ngeen ci mën a jël ndax ñu wàññee comme taxi yi kay wàññeeku na amut yenn taxi yi sax amatul xanaa war nañu mën a wàññi tamit. xam nga fokk ñu waxtaan ci la notion de cher xam nga ministère ak acteurs yi seen li leen war mooy fexe ba lu waay am c'est vrai am na limite war a mën a am xar lu tolloog loolu maanaam ñu fexe ba fourchette yu prix lu mu gën a yaatu gën a baax tey ci tey ñu ngi fourchette prix boo xam ne prix bi gën a ndaw 60 000 la am na 80 000 70 000 90 000 100 000 200 000 300 000 500 000 ubbeeku googu muy ubbeeku mooy kenn ku ci nekk ñu fexe ba sunna soosu nga mën koo matale ndax ñaari sénégalais ñoo ko seq kii tudd Moussa def xaalisam jënd ak juróom di ko yafal bés bu tudd tabaski jot ñëw mu war ko jaay kii tudd Abdoulaye nekk di liggéey leneen nekk journaliste comme Adiye mi bésu tabaski mu am lu mu def ci poosam pour ñëw jënd bu ñu bëggee teg ci wax ji rek ne dafa seerut kii di Adiye di Abdoulaye di jënd daf naan dafay seer kee ne seerut donc waxu kii la contre waxu kii xam nga problème bi doon na am bu Abdoulaye moomu amam mi ngi toll ci 60 000 ak xulaay taala mu ñëw ci marché bi gis prix bi gën a tuuti nekk 90 000 foofu mooy problème bi foofu la problème naroon a am. même jaaykat yi tamit nee nañu ko léeg-léeg da ngay gis client bu yor 60 000 bëgg xar 100 000. du yoon nee na mënul nekk. moom laa la bëgg a wax donc man mii de keroog Daara Jolof bi ma fa demee jënd naa fa sama xaru tabaski maa ngi ko jënd ak 80 000 francs. addiya yàllaa tax may wax xaru tabaski bi ma jënd bi gën a seer en 2014 la woon bi may dem Makka boobu ki ma doon jëndal maa ngi ko joxoon 100 000 francs li ma doon bañ mooy dem sama gannaaw xaw ma njëg yi nu muy def te du ma bàyyi xar ci kër gi mais en moyenne xar mi may jënd chaque année mu ngi tourner autour de 80 000 85 000 francs. mais loolu Daara Jolof la. ma ne. du Dakar de. mais dama ne keroog julo mën naa jël xar 80 000 francs ni ma ko jëndee indi ko fii jaayee ko 85 000 francs li ma bëgg wax mooy il faut que nit ñi xam ne gis nga julo bi jënd ay xar Daara 80 000 indi ko fii Ndakaaru yow nga ne naa toog di ko xaar moom mu yefal ma ko mais bu la koy yefal day jënd ripaas bés bu jot donc xar mi bu ko jëndee 80 000 gannaaw transport ak bénéfice bi mu ci yaakaar am na leneen lu ci teg muy ripaas bi muy ndox ma xar moomu jëloon 80 000 francs y a une semaine Daara bu ñu ko teelu la jënd dana dem ba 100 000 francs kan mooy faute du opérateur bi ko indi moo tax ñuy lancer appel pour que gis nga charge yooyu ñu séddoo ko ñun entre sénégalais waa ji bu ko jëndee 80 000 francs teg ci transport intérêt mooy bu ñëwee mën ko jaayee 90 000 par exemple bu ko defee yow addiya nga jël ko li ngay jënd ripaas fii ak tabaski mais du weesu 5 000 francs donc charge yooyu dañ koy tas kenn ku nekk
yenu si asi tuuti loolu mooy système bi nga xam ne bu ñu ko defee ñun ñëpp Sénégalais yi ñu bokk ko jàpp naa ne dootuñu wax ne xar mi dafa cher wala cherul. mënuñu waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Ali Saleh Diop te waxuñu waxu politique ñëpp xamee la massification du parti Rewmi yow yaa ko yor sa leader parti la dernière fois njiitu Rewmi dem na Thiès mu dëkk Thiès mu nekk fa responsable kenn gisu ko lu waral lool ndax dafa am na ñoo xam ne ñu ne ndax dafa. feebar non c'est que addi man nag loo nekk sama xarit am naa fulla ju toll ne am na question yoo xam ne bu ma xamoon ne moom nga libre kay. non du ma la ci tontu parce que en fait dañu nekk ci période du tabaski te solo si tey mooy ñun en tout cas ministère de l'élevage li ñu soxal mooy waxtaan ak askan wi te yoon ngeen pour ñu mais aussi danaa la ci tontu ay questions subsidiaires non danaa la ci tontu non danaa la ci parce que question la comme yëpp parce que am na lu bëri loo xam ne dama bëggoon profiter quand même ci sa antenne ñu wax ci mbirum élevage dinañ ci wax kay dafa nekk Idrissa Seck dafa nekk ci mission à l'étranger rek mais du leneen vraiment du question je veux dire compte tenu jamono ji ñu toll ci affaire élevage am na ay questions yoo xam ne responsabilité le média yi ñu mën ko leeral comme yi nga wax nii léegi. je pense que leeral par nga ci exemple lu bëri. voilà non des na lu bëri. waaw parce que vision bi nga xam ne ñun ñu ngi koy doxal ci biiru élevage. am na lu bëri loo xam ne xam nga loolu aussi mënuñu waxtaanee yëpp si fii parce que fii fu ñu mën a wax yam si kii bi rek mooy mbirum tabaski bi mais après dinañu amaat beneen waxtaan boo xam ne c'est-à-dire que day gën a yaatu. non dem si élevage bi ma ne yëpp. xamuloo ba xam xamoo liy xew suba. waaw parce que yow boo toogee. waaw ministre de l'élevage toog. jàpp naa ne. am nga lu bëri. waay non xam naa lu parce que bëri. avant hors antenne sànq ba léegi ñu wax ci affaire élevage des sujets qui sont très importants pour le pays pour le développement du pays loolu nag def naa ne ngëneel la ci sa antenne yow nga fésal ko non dinañ ko fésal te dinañ ci wéy monsieur le ministre occasion baa ngi nii tey dinañ ci wéy pour que ñu mën ci xaabaabal dinañ ci xaabaabal c'est un service public boo xam ne war nañ ko def donc par rapport à cette question comme waaw dinaa la ko nangul kon ñu continuer si élevage bi mais aussi acteur politique nga monsieur le ministre. non par exemple est-ce que local yaa ngi ñëw Ali Saleh. nga nekk ça n'a pas de sens. par rapport ak li muy liggéey tey ci affaire élevage. ça n'a pas de sens question boobu c'est une question subsidiaire. waaw loolu la. par rapport journaliste question subsidiaire da koy intéressé de monsieur le ministre. je le sais. mais quand même. bu ñu foyee sunu temps. non duñ ko foyee. ñu ngi koy foyee parce que. xaw ma sa émission. ban durée la. mais. je pense que addiya xam nga responsabilité li ñuy wax responsabilité du ab caq rek bu ñu takk duñ ne rek yaay ministre de l'élevage muy ab caq booy takk rek di ko wane duñu ne Ali Saleh Diop tu es vice-président du parti parce que je suis vice-président du parti du ab caq rek bu may takk saa su nekk responsabilité boobu dafa am foo xam ne boo ca toll moom ngay fësal te wax li mu ëmb li nga xam ne askanu Sénégal danañ ci gën a am njëriñ boo ko bëggee bu ñu jógee fii mën nañoo am beneen émission boo xam ne politique la. bu boobaa danañ ci xaabaar bu baax a baax kon léegi di nga ma pareel loolu ñu wéy si élevage bi. parce que c'est une obligation pour moi. merci monsieur parce que bu boobaa aussi. waaw dinaa la woowaat de ndax loolu il faut ñu ñëwaat si. boo bëggee bu ñu demee ci. bu fekkee ne si émission bi 90 minutes la. ok bu ñu paree nii léegi. ñu ubbi beneen antenne. amul problème kon léegi ñu continuer si élevage bi problème. ñu demaat tamit si càmm gi comme ni nga ko waxee. comme yaa ma ko ñaan ma ni dama la koy may. parce que seq nañ ko du tey nga xamante monsieur le ministre bëgg naa tamit ñu wéy si càmm gi rawatina samay mbokk yi nekk ci Ferlo seen problème bokk na ci ñàkkum unité de transformation ñu ne du ñu am fu ñu denc seen soow bu desee lan ngeen ci nar a indi si saafara. alors c'est très intéressant xam nga bu ñu ne unité de transformation yaa ngi laal le volet économique de la filière du secteur de l'élevage wala sax de la filière lait xam nga un acteur économique ci ni muy xalaate du jënd unité de transformation boo xam ne daf koy yóbbu foo xam ne ñaari weer lay liggéey li ci fukki weer yi mu tëj ko li ma bëgg a wax foofu mooy kenn def un investissement dans la filière lait ci zone boo xam ne nawet kese lay am meew
parce que du rentable am na lu jiitu loolu xam nga système d'élevage bi ñuy def c'est un élevage extensif bu nawet jotee mais ñax bari meew am bu noor jotee ñax du am ñax gi day ow meew du am dafa mel ne temps bi dafa jot voilà qui fait que da ngay am période boo xam ne meew mi day bari soxla ñu collecté ko denc ko transformé ko am période boo xam ne moo gën a gudd nag boo fi indee unité de transfert formation daanañ ko du liggéey wala bu liggéeyee sunguf meew bi jóge bitim réew ngay jënd di ko transformé moo tax président de la république bi ma noyee le 1er novembre premier conseil des ministres daf ma wax lu am solo bi ñëpp demee daf ma woo bureau ne ma dénk naa la lu ma bëgg dénk naa la lu ma fonk dénk naa la lu ma am yaakaar bi mu koy wax xam na mu baax li mu doon wax ndax na xam na ne élevage am na ay potentialités yu nekk ci biir yoo xam ne allah kulli xaal war nañ ko jukki fitti ko ba mu am njeexital ci askan bi mooy lan mooy nañ ko yeesal bokk na ci yeesal yooyu nag bi ñu ko xaymaa ci ñeenti ponk rek la mën a nekk benn bi yeesal googu mooy li ñuy wax ci tubaab modernisation pour que ñu am plus de productivité bu njëkk bi mooy jur gi ñu fexe ba mu am lu muy lekk ñu toppatoo forage yi toppatoo sàmm pâturage yi ñaareel bi mooy def ay jéego sur la santé animale di ping jikkiru parce que gis nañ ne lii dee ci jur gi maanaam walla jur guy tuur nga jur rek doom ji dee dafa am feebar yoo xam ne bu ñu leen ñàkkut ca njëlbeen loolu day wàññi volume cheptel bi mooy deuxième levier ñetteel bi mooy fexe ba jur gi ren bu fekkee ne dafa mën a génne benn litre meew fii ak at mu génne ay yu bëri maanaam li ñuy wax amélioration génétique loolu lépp nag bu ñu ko matalee ba pare dernier volet bi mooy li nga wax la mise en marché parce que il ne sert à rien ñu fexe ba jur gi duuf ñu aar ko mu am capacité bu yokk sa masse pondérale wala bari meew ba pare la mise en marché des produits de l'élevage sooxe léegi nag pour yokk loolu il faut que ñu fexe ba jur gi di am meew par exemple foofu nga wax tout le temps pour que mu am justification investissement bu ñu toll ci unité de conservation de transformation du lait am na fa sax waaye diagnostic biñ ko defee diir bi ñu liggéey duy bari te c'est un investissement ndax meew duy am ci yenn saase d'où l'idée de développer les cultures fourragères culture fourragère ñax mu tooy la mun mën a am noor ak nawet est-ce que xam nga addiya xale bu góor walla bu jigéen bu am 1 hectare di ci def yenn variété culture fourragère yi mën nga ci am chiffre d'affaires boo xam ne toll na ci fukki millions ak juróom ci at mu nekk ma ñëw culture fourragère ñett la nga am suuf nga am ndox nga am semence am na ci ay variétés yoo xam ne boo ko jëmbatee au bout de 3 mois nga koy commencer dagg boo ko daggee ñaar fukki fan ak juróom yu jot day jebbi ba toll na mu tolloon ba nga koy dagg ce cycle de récolte mën koo def pendant 5 ans avant ngay buddi reen bi loolu nag bu ñu koy def mais tout le temps da nga am meew booy am tout le temps même da nga am justification def investissement boo xam ne ci li nga doon wax nii léegi la. sànq dégg naa la ci say kàddu nga ne njiitu réew mi benn conseil des ministres daf la woo ne la dénk naa la li ma bëgg li ma sopp
ndax wone nga ko li ma am yaakaar ndax wone nga ko ndax doxee nga ko ndax yaa ngi nemmeeku ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi. alors bi ñu ma nommé fii le 1er novembre bi ma saytoo li nga xam ne moo fi nekk ak orientation yëpp ba xaw cee mokkal asilaf ci laa jël sama tànk ne maa ngi dugg ci biir réew mi parce que li ma jàpp mooy mënuñ la dénk secteur de l'élevage te waxtaanewu ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ñoo ko ŋànk waxtaan wi ci ñaari fànn la maanaam dem waxtaan ak ñoom vision président de la république mooy li ma doon wax nii léegi li nga xam ne tënk nañ ko ci ay programme ak gis-gis bi nga xam ne fii le président de la république bëgg a yóbbu secteur élevage su ma demee ma ubbil leen gaal gi nga xam ne moo am loolu kenn ku nekk yër ko seet ndimo yi maanaam programme yi maanaam dafa mel na ay grand mbubb loolu laa tuddee ay programme yu ñu lem ba mu jekk dugal leen ci biir gaal gi nga ne ñu ne nga xool lan ak lan le président mébét nga yër ko ubbi ko xool ko dayo bi ndax am na dayo wala fu mu toll ñu waxtaanee ko ak ñoom ci ngay gis ne ñoom aussi am nañ ci gis-gis boobu nag bu nekkee nii li président bëgg nekk nii bu fekkee ne yemoo na alhamdulillah dañuy wéyal bu amee gàpp nag ca li ñuy seet naka la ñuy waxtaan di waxtaan parce que gàpp boobu lu mu gën a tuuti rek ñuy am en tout cas adhérence bu acteurs yi réunion yooyu nag bi ñuy ak ñoom di fanaan ak ñoom mooy tax également ñuy def une co-construction de solution loolu bii fi ñëwee ak léegi bu ma ko nattee ci génn gi nga xam ne dama koy génn àll téeméeri fan yoo xam ne liggéey naa ko ñeent fukki fan yi dem naa ko àll juróom benn fukki ma def ko fii ci biir bureau bi loolu nag moom laa def ñu comprendre li ñu bëgg ñoom aussi ñun aussi ñu comprendre li nañ bëgg kenn ku ci nekk ñu xam ci sa wàll. xayma nga seen mbébét mbaa. xayma naa seen mbébét moo tax ma koy ñuluk ci cin li di ko toggaale ba tax tey suñu diggante yomb addi avant may ñëw fii département de Linguère bi nga xam ne ci laa dëkk amoon na fi ñuy wax le triangle de la soif mooy la zone de Tessékéré nit faatu na fa éleveur faatu na fa nag ndax ñàkk ndox waaye fi may waxanteeg yow man mi sax gëwuma ko woon en réalité bi ma nekk dans l'opposition donte na ci département bi laa dëkk mais bi may dem tourner dama xoolaale fi nga xam ne fi la forager yi nekk département de Linguère diggante 2016 ak 2020 président def na fa 96 forages dama dem benn dëkk bu tudd Beli Namari ci tournée bi ma doon def pour nemmeeku acteurs yi ma tase fa ak góor goo xam ne am na juróom ñetti fukki at mu ne ma ñoom de indépendance ba léegi jooytu nañ ndox parce que ca sàmm ku ko wax njëlbéen nga na nga wax ndox mu ne jooytu nañ fi ndox jooytu nañ fu lu nekk waaye loolu lépp dafa ñëw diggante 2016 ak 2020 mu ne ma fii mu nekk de munoo dox jéego 5 kilomètres boo xam ne tàbbiwoo ci dëkk bu am forage maanaam rayon de 5 kilomètres mu wax ma ay dëkk yoo xam ne wër nañ muy 8 dëkk benn bu ci nekk am na forage mu ne ma siggil sa bopp nga xool ma siggi sama bopp gis parc à vaccination mu ne ma gestul ma gestu gis magasin d'aliments de bétail mu ne bi nga ñëw foo jaar ma ne ko ci yoon wi li mu tuddee yoon mooy carrière yoonu rang-rang mu ne ñun lii lañ soxla alors loolu day jëmbal li nga xam ne moom la président bëgg li ma doon wax message bi ma doon wax le premier jour dénk naa la lu ma bëgg lu ma fonk ak lu ma am yaakaar. ci conseil des ministres bi mu amaloon Matam tamit digle woon na fa ay kii de mbaa yaa ngi ci. conseil des ministres dafa firnde loolu. bu Matam bi dafa firnde loolu. parce que. Nabar gis nga bi fi mu doon waxee foofu boobu
c'est en référence département de Ranérou xam nga Ranérou densité population bi c'est 3 habitants par kilomètre carré maanaam la ab àll la boo xam ne nit ñi bariwul mu ne nag parce que déjà il y a 3 ans ci benn journée de l'élevage daf ne woon zone boobu nañ ko destiné aux cultures fourragères donc pour lu jur gi lekk daf ko réitérer mais ci aspect boo xam ne mise en eau la indi fi ndox loolu bi mu koy wax mi ngi ko doon wax man ak le ministre en charge de l'eau ñu fexe ba ndox am ci àll boobu yëpp xam nga également dafa sës ak ranch de Doli xam nga toute cette zone là bu fekkee ne dañ fa am suffisamment de pâturage def accélérer la culture de maïs mais jàpp naa ne production viande ak meew dana gën a yokk lii nga wax nii te muy am lu am solo ñu mën fa implanter ay fermes ak des unités de transformation laitière je crois que cette vocation là moom le président bëgg a dédier cette zone là. Monsieur le ministre élevage nekk na secteur bu yaatu ñu dese ci ñaari secteur yi nga xam ne dem naa ci terrain bi ma def constat ñu njëkkee élevage mbaam xuux yi ñi ci yëngu nee nañ ñoom jafe-jafe kese lañ ci am rawatina bu yenn feet yi ñëwee lu mel ni Pâques wala Noël yu ñuy gën a am demande bu forte te duñ ko mën a satisfaire lan ngeen ciy indi comme saafara. waaw loolu dafay di secteur bu am solo gis nga Sénégal li muy jaay contrairement à nag li ñuy jaay ci mbaam xuux di ko yóbbu Guinée Bissau kenn xamul nu mu toll ñi nga xam ne ñu ngi ci filière bi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax leneen li nga xam ne dañ ko remarqué mooy ni ñuy yare mbaam xuux yi dafa di élevage bu xaw a traditionnel am na dëkk yoo xam ne boo fa duggee comme ni mu xar yi di wëre noonu la ñuy wëre di yàq bi ñu gisee loolu ñu tënk benn programme boo xam ne dañ fay tabax ay porcheries yi dana tax ñu mën a leen sàmm bërki dem moo njaay laa dem ñaaxaar doon seeti ay jigéen ñoo xam ne ministère de l'élevage daf leen tabaxal daaw ay porcheries pour dem seet modèle boobu lan la jur évaluer ko pour ñu mën ko yóbbu à l'échelle ma am ci mbégte lool ci ni ma leen fekke muy càmm goo xam ne dafa moderne dana tax mbaam yi gën a gaaw a suur yàpp wi ñu am gën a bari donc jigéen ñi cay liggéey gën a am koom bi mu waxtaan ak ñoom alimentation bi la ñu amoon tuuti jafe-jafe mais fekk naa ne alimentation ba ñu koy lan leen di joxe njaxasum mbojj la dugub ak mboolem loo xam ne xolliti gerte foofu la ma ne leen alhamdulilah comme am na fii kay li may def mooy indi benn unité de transformation jox leen ko pour que ngeen gannaaw yaru mbaam xuux mi ngeen installé benn unité parce que ab coopérative la ñu am coopérative boobu am ngeen matière première bi sur place ngeen cay liggéey loo xam ne waxuma ngeen jox ko seen jur du ngeen fay déedéet da ngeen di nekk ñoo xam ne yéenee tax loolu mën a nekk une pérennisation maanaam muy liggéey ñeneen yor ko di leen jaay aliment de bétail bu mbaam xuux. Monsieur le ministre am na beneen problème tamit les chiens errants mooy xaj yi di tambambaalu muy phénomène boo xamante ni lu fréquent la zone Kolda bi par exemple yan saafara ngeen ciy indi ba léegi mu ngi am de. mi ngi am ba léegi c'est un problème réel moo tax ñuy organiser benn ci at mi benn séquence boo xam ne dañuy xaw a di ñi mbaam yi nga xam ne c'est astafurlah xaj yi nga xam ne dañuy wër laan ñu leen ñi def benn campagne d'abattage parce que dafa ci am ñoo xam ne dafa am rage c'est vrai que c'est un problème important war nañ ci jóg gën koo jël saafara. Dernière question boo xam ne boobu moom soxal na Sénégalais yi nen léegi est-ce que xam nga fanweer lay jar wala juróom wala ñaar fukk ak juróom. mu nekk loo xam secteur boo xamante ni dafa jaxasoo léegi de. jaxasoowul. man du fukk ak juróom laa doon jëndee. benn jour ma dem boutique ñu ne ma 100 francs. ñu ne ma 125. may ma man aussi li ma lay wax ko waral. dama lay teg loo damay indi loo xam ne ci ay fait factuel laa ko teg. gis nga avant 2005
lu nekk a ngi fi woon ci wàllu ganaar ci wàllu nen grippe aviaire bi mu amee bitim réew ba lëmbale suñu autorités yi dañoo jël benn mesure daal di tëj ràpp réew mi ne pooju ganaar sax dootu fi dugguti. C'était en 2005. 2005 loolu bi mu amee li mu jur mooy ñi nekkoon ci filière bi am farlu gu toll ne ñu xam ne lii opportunité lañ bi ñu amee opportunité ba ñu dajale seen biir waxtaan seen biir ba nga xam ne fi may waxanteeg yow amul benn pooju ganaar wala ganaar buy jógee bitim réew boo xam ne fii lañ maanaam li ñu fi lekk lépp ci ganaar fii lañ ko def 2019 avant Covid bi filière bi produit na 1 milliard d'œufs. fii ci Sénégal. fii ci Sénégal gi. ah lu tax nen di cher kon. non maa ngi ñëw cher avant 2019 cherul maa ngi ñëw loolu Covid bi moo fi jaar ci diggante bi en 2020 mais dama lay wax li nga xam ne moom la gaa yi liggéey gis nga en 2019 chiffre d'affaires bi bu filière avicole c'était 178 milliards en 2019 contre 72 milliards en 2005 xam nga loolu am na solo dynamisme mbas mi ne saraax en 2020 ñu am ay mesures yoo xam ne de protection nit ñi bu yu ñu jël maanaam yaa ngi fàttaliku am na dëkk ak dëkk ni daaw fa woon dem kenn du dugg Sénégal hôtel yi tëj ku ne hôtel na ganaar ne nen donc ñii yore nen yi ñi yor ganaar yi amuñ fu ñu jaayeeti marché yi ñu tëj leen te ganaar nag day loo xam ne boo ko yaree à peu près ci 40 jours da nga koy jaay bu 40 jours yi jotee boo amul fu mu ko jaay nga continuer di ko jox muy lekk pertement day daal di dikk donc mbas mi moo tax élan bi ñu nekkoon daal di freiné wu production poulet bi wàññeeku nen yi wàññeeku looloo tax bu wàññeeku nag allah kulli xaal njëgle de mais demaat na remonté waat na fi mu nekk gis nga ci korité gi li muy métti amoon na tension ci prix yi parce que ci koor gu jot sénégalais li ñuy consommé ci ganaar dana toll ci 10 millions def nañ nag ay effort ba nga xam ne bi ñuy agsi ci koor gi ñu ngi toll woon ci 9 millions 1 million bi manqué woon moo doon tension bi ngeen gisoon mais relancé waat nañ ko fi mu nekk ci biir mbas mi man bi ma ñëwee dama ne filière la boo xam ne potentialité bi mu am duñ ko bàyyee ni ma réunir acteurs yëpp pendant 3 mois presque amul semaine boo xam ne dajewul ba produire un plan de relance boo xam ne présenté naa ko conseil des ministres et ça a été validé par le président de la République. Monsieur le ministre Ali Sali Diop maa ngi lay gërëm di la sant foog naa def nañu tour élevage bi yëpp secteur bi yëpp amul benn buñ ci waay fàtte de wala. waaw ndax am na buñ ci fàtte boo ci war a wax. bari na. loo xam naa dañ koy tegaat. waaw bari na am na ay vol de bétail mais dañuy def beneen émission am na ay vol de bétail am na parcours du bétail. vol de bétail bi foogoon naa di ministère de l'intérieur moo ci waroon yëngu de. voilà non dañ defaat benn émission voilà benn ak question yu bari. parce que waaye nag fii ak janvier 2022 tamit mu ngi naan ñëwaat ci affaire politique de. amul benn problème ci la des dégg nga incha allah merci beaucoup monsieur le ministre ñoo ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup di rafetlu trop dalal bi ñu dalal tey jii si sa makaanu ministère. ñu am si mbégte lool. nga xamante ne ñooy internautes yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ay bés bii di ñëw incha allah.